ci réew mi di cour suprême génn na ci cell ga mu nekkoon Sud Quotidien ne Cheikh Tidiane Coulibaly yëkkati nay leeral ginnaaw coowal juge Téliko mu ne ministre bi ñu dénk wàllu yoon amul benn sañ-sañëb tegab daanab magistrat donte nag ci càkkutéefam akub ñaawluk doxalinab magistrat kuréel gi tegee daan na fii magistrat Cheikh Tidiane Coulibaly ba tey Sud Quotidien di sàkku nag ñu bañ di politiquer wàllu magistrature ci it mu ne duñ nangu benn yoon ay magistrat ci seen bopp di taxawee nu nuy na saxalee kóolu teg yoon laas ne Cheikh Tidiane Coulibaly sifflé na ngir dakkal récréation ba ci yéenekaay bi njiital cour suprême naan ca ministre de la justice amul sañ-sañu tegab daan magistrat ba ci sax magistrat yi wékku ci moom di yu parquet bi sàkku na moom kilifa gi ci magistrat yi ñu am nag taxawaay gunu leen di nawe Walfadjri ne cour suprême freiné na maître Malick Sall ministre de la justice lu jëm ci mbiri Téliko ndax njiital boobeeb cour suprême ma nga naan moom jëwriñ ji amul benn sañ-sañ wala kàttan dogal ci ëllëgub magistrat le quotidien naka naatangoom yi xëye leerali njiital cour suprême yéenekaay bi bind ci xëtam bu njëkk le cour suprême de Coulibaly di njàngale mu kawe ma bu sëñ Coulibaly di ay leeral ci fi sañ-sañu ministre de la justice yam ci ëllëgug magistrat yi sàkku na it ñuy bañ a politiquer magistrature bi Cheikh Tidiane Coulibaly ci le quotidien naan ca dina def kem kàttanam ngir aar sàmm magistrature bi li waral nag kàddu ak yëglu kilifa gi di njiital ëtt bi gën a kawe ci wàllu yoon ci Sénégal du ñàkk la muy bañ mu law fi ci réew mi ca wax na ko ci Vox Populi di sénégalais yi wéy di am yëg-yëg ci ne justice bi ci wàllu boppam di yoon dafa ne ci loxoy benn groupe di clan rek bu koy defab xusma ñàpp di ko politiquer ñi nduru nag ay xusma ñàpp fan yi Mansour Faye Ousmane Sonko du ñàkk moo waral sax Abdoul Aziz Tall ancien ministre ci Sud Quotidien di ci wax ne débat bi nu fi yëkkati seen biir sagalul république bi sagalul état bi waxumalaak nag kenn ci ñoom ñaar coow li nag ci seen diggante ñoom ñaar ñooñey di kilifa Vox Populi jàppe ko lambi golo ci mbirib audience akub audio Ousmane Sonko ci Les Échos moom ne masul weddi ne ndaje am na diggam ak Mansour Faye waaye mu ne sëñ Faye ci boppam moo ko daanaka saraxu woon ngir ndaje mi am Cheikh Issa Sall mi seede ci ndaje moomee ni ko déet Ousmane Sonko kay mooy ki sàkku woon ndaje mi ndax booba kii di Mansour Faye xamul woon sax kuy Ousmane Sonko La Tribune xëy ne ci gàttal Ousmane Sonko waxul li dëgg ci mbir mi ñi talul seen coow loolee nag mooy njaboot yi nga xamante ni dañ leen a génne seen i dëkkuwaay ca terme sud yooyee njaboot ak seen i jafe-jafe ak naqar ci gëstu bu yéenekaay bi di enquête defi ca ñoom ca centre culturel bu Sacré-Cœur ba leen maire Barthélémy Dias fat ay bopp yu tëju lañ fa nekkee dëgg njiital seen kuréel sax di Alhassane Anne mu ngi sàkku ci président Sall mu dalal leen ci audience moom président Macky Sall nag nataalam mu toog ca fauteuil ba l'Observateur xëye tey ak ñu ne secret yi lalu ci budget 2021 bi mu fas yéene yokk ñaari téeméer ak juróom-benn fukki milliards yeneen naka noonu plan bi mu taxawal ngir ci wàllu dépense de personnel yi ak saaraan bañ ci am le témoin ne ndax du mujjee nag faf defab remaniement di coppi ci gouvernement moom président Sall ndax ci gis-gisu yéenekaay bi plan bi mu jógtee ngir suqaliwaat koom-koomu réew mi ginnaaw Covid-19 bi dafa laaj mu ànd caaki ministre yi saware ni moom Pastefu naka noonu xereñ géeg manin wi Le Soleil xëye it ay yittee moom président Sall yéenekaay bi ne saxaar gi dawaat diggante Dakar Tamba rek moo ko yitteel màggaluk Cheikhul Khadim gi amal nañu ko ci jàmm ak ndam La Tribune ne kilifa gu tedd gi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mbégte gu rëy la ci am ci fànn yépp nag Le Quotidien ne ko rawatina ci taalibe yi nga xamante ni Pastefu ak dogu gu mat sëkk lañu boole ci dem santale si Maam Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul sunu borom subhaanahu wa taala. Savon de Marseille Alfé. coow laa ngi wéy ba léegi diggante Mansour Faye ak Ousmane Sonko njiitu Pastef leeral ni audience bi Mansour Faye di wax am na wante du moom Ousmane Sonko moo ko sàkk woon déglu ngeen ay kàddoom moom Ousmane Sonko ci xibaar yi coowal Barça wala Barsaq di lëmbe lu jege ñaari téeméer nit si jëloon ay gaalu la coow pour dem ci Espagne la ñu jàpp ca Mbour nit ñi yëngu ci yóbbu mburu mi jaaxle lool ci seen ëllëg ñu xam ne dogal bi jëm ci tere njaayu mburu mi ci boutique yi dafa nar a nasaxal seen liggéey mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futur Média El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdou Thiam ci machine bi ñuy jaajëfal Yacine Pouy ci digital bi ci kanam tuuti seen émission daan corona ngeen ci ànd ak Barthélémy Ngom te nag mu leen di ubbil antenne bi ngeen mën a joxe seen xalaat ci wàññeeku gi ñu nemmeeku ci tolluwaay mbas mi di coronavirus ndax melokaan ba ak ndox mi nga xam te ne moo ko nangu bëgg nag ñu daan leen di bàyyi xel ci nu mu gën a gaawee Pape Abdourahmane Diop moo wax ci seen tour ay kàddoom ci micro Mamadou Diagne. inondation yi nekk suñu kër gouvernement Sénégal yónni ay consultant pour mu consulter ndox ma pour xam ñu am ñu lu yàqule ñu ñëw tëb suñu kër yi nekk sa sanc ba buñ leen waxee mu ne ñun bu taw bi tawee bu ñu war a ñëw déclarer dañ leen di laaj est-ce que ñoom dem nañu ci rajo bi wala ñu envoyé li nga xam ne ni moo wax ni ku yàqule na ñëw ci place tel nga wax chef de quartier bu ñu wax xamul suñu quartier chef de quartier bi dugg sax ci quartier xamul lu méttitu quartier bi nekkal su fa ku fa dewoon sax xamu ko kon nag suñu bëggee wax nañu dem di ko déclaré du ñuy laaj ndax chef de quartier bi ñëw na sa koñ ba ni déclaré leen amul kon nag là je pense que tey si tey état bi ñëpp a ko bokk naqar bi ñun ñëpp a ko bokk léegi su taw jotee nañu dem woo leen ñoom
ñun taw si nga xam moment bi taw di ñëw suñu kër koñ wala taw bi yàlla di def taw Sénégal boo ñuy dem di leen woy dañu ñëw consulter xool lu leen neex def lu leen neex dem yóbbu seen i këyit état bi nag ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp ay voté kon nag tey si tey autorités yi dañu war a xam lan mooy suñu métit ñun waa Dagana mais xamuñu benn métit bu fa am si koñ yi su élection jotee rek ñu ñëw daw par su paree dóor nit ñi si xëy dem seen yoon ñun li ñu wax yàq na suñu rey na suñu ay bàyyi ma daaneel na suñu ay poulailler yëpp def na ko dañoo xaman nag Macky Sall le président de tous les Sénégalais nañu jàppale ci au niveau de Dagana on a beaucoup de problèmes au niveau de Dagana dañu waxante dëgg te yàlla tax ñaar moo nekk quand tu n'es pas l'APR duñ la jàppale si benn côté. mu nekkoon Papa Abdourahmane Diop doon wax ci turu askanu Santhiaba nekk foofa ca Dagana ñi xam te ne ñooy yëngu ci njaayu mburu mi di ko yóbbu ñoom nag tiit nañ lool ci seen ëllëg ndax dogal bi nga xam te ne nguur gi jël na ko ci ne nag léegi mburu mi doot ñu koy jaayeeti ci boutique yi nee na nag loolu dina leen xañ ñetti dërëm yi nga xam te ne daañu ko am ñoom ci kilo bu ne tax nag ñuy yuxu dañ ci déglu Aïssatou Dioldeli moom moo jiite fédération bi am district ñi joxe mburu mi ay kàddoom ñu déglu ko ak Mamadou Amane Dione. suñu liggéey vraiment ñu ngi koy waaj a ñàkk muñ ko ñàkkul ba pare parce que gouvernement bi on peut dire waa ministère du commerce ak seeni ñooñ mooy borom fuur yi yenn si ñoom ñi nga xam dañoo organisé wu en fédération muy waa RBS waa FNBS dañoo taxaw temb pour jël suñu liggéey depuis ba farine bi yokkee dañoo bëggoon yokk prix mburu bi léegi loolu comme que mënu woon jàll ñoom ñu waxtaan ne est-ce que duñu jël xaalis bi nga xam ne moom la distributeur yi di ci am muy 15 francs yi nga xam ne yow boo xëyee 4 heures jël mburu bi yóbbu ko ci boutique yi wala nga jël ko yóbbu ko maire yi jaay 15 francs boobu nga ci am kilo bu nekk te muy jar 150 15 francs boobu nga ci daan am ñoom ñu ne 15 francs boobu noonu ñoom xeeb nañ li ñuy am dañuy jël 15 francs boobu boole ko ak li ñuy am téye mburu bi ci boutique bi jaay ko 150 loolu nag di problème bu rëy parce que yow mënoo am say millions di xool 1000 francs jàmbur xam nga loolu dafa metti ba pare ñu organiser wu toog di waxtaan depuis 2017 exclure ñu ci affaire bi yëgaluñ ñu ko ba temps corona xewee ñun la ñuy door a yëg problème bi ñu ñuy indi ay prétexte hygiène naan boutique yi setuñu di indi ay problème yoo xam ne ni billaay doo comprendre pour benn objectif kese pour nangu suñu liggéey. léegi yéen a ngi xaar gouvernement bi aussi pour mu jël ay dogal wala. gouvernement bi dem nañ di négocier ak ñoom à maintes reprises dem nañ ay réunion DCI dem nañ waxtaan ak ñoom mais ñun li ñu gis mooy dañu daan comme daan ñuy xaw a nax ne ñu waa nañ régler situation bi pour ñun ñu nekk au calme bañ a dem ci journaliste yi bañ a wax ak askan wi pour ñu mën a toog bañ ñu régler ni ñuy régler. mu nekkoon Aïssatou Dioldeli secrétaire général bu mbootaay gémbu distributeurs yi di ñi yóbbu mburu mi wax lu soxal wàllu mbay mi ak ñi nga xam te ne ñooy béykat ceeb ya nekk ca dex bu Sénégal ñoom nag liñ doon sàkk am nañ ko maanaam prime fixe jëm ci wàllum courant bi ñu daal di koy dindi loolu am na njiitu réew mi defal na leen ko ndaxte loolu dana waral nag seen facture courant daan dis lool ci ñoom leeral ak Mohamed Nabi Sila. décision bi nguur gi jël aju ci wàllub supprimer prime fixe ci wàllub électricité jàpp jëm ci wàllub station de pompage yi wala sax TVA bi nga xamee ni dafa doon jóge ci intrant yuy dugg ci lépp lu aju ci wàllu mbayum ceeb mi mu doon lu gënal baykat yi ci diwaanub dex gi comité bi ëmb ñi yëngatu ci wàllu mbayum ceeb gis ni njiitu réew mi jéego bu am solo la def ci lu ni mel ba tax na yaakaar gën a yaatu seen liggéey ki nga xamle moo di Ousseynou Ndiaye président CIRIS. malheureusement nun nag suñu bopp nous nous daan obligé mais di supporter la TVA là parce que mënuñu ko récupérer ñi nga xam ni ñoo ngi yor station de pompage coût production bi mën na wàññeeku par rapport à ça mais beneen bi aussi moo di lisier bi nga xam ni aussi mooy booja ceeb bi tamit bu ñu ko supprimer les primes fixes loolu aussi dafay wàññeeku ci charge am mu nekk ñaari mbir nag yoo xam ni day am solo bu wàññeekoo ci production bi wàññeeku ci transformation bi soo ko boolee mën na am lu mu wàññi ci njëgum ceeb léegi réduction de charge bi président commencé dañ koy ñaan mu continuer ko. ci diwaan bu dex gi lu ni mel doon loo xam ni industriel yi yëngatu ci wàllub ceeb baykat yi ak ñëpp ñoo xam ni dañuy dund ci lu ni mel mës ko ñaan nguur gi ba tax na yaakaar gën a am ci lépp loo xam ni aju na ci wàllub bayum ceeb goo xam ni dana gën a mën a yomb ci consommateur yi la waaye itam amal njëriñ baykat yi. RFM ci Ndak Géej Mohamed Nabi Sila des ba léegi ci wàllu mbay mi dëkk bi di Ndangalma nekk ca diwaanu Bambey dañ nag tànn war fa samp agropole bu zone centre ñu nag ci dugal na koppar yi toll ci juróom-benn fukki milliards dañ ciy déglu Jaareetu Sow Coulibaly moom transformatrice la ay ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf.
fi nekk nii soo ñëwee Agropole centre waa coopération belge yu ñu jàppale dugal nañ ci 11 millions d'euros mooy 7 milliards de francs CFA fi mu nekk nii banque européenne d'investissement ak BAD dugal nañ ci ku nekk 50 millions d'euros mooy à peu près 20 milliards de francs CFA donc soo ko boolee yëpp yegg na presque 60 milliards de francs CFA moo nga xam ni investissement dañ pare def pour jàppale secteur privé bi nga xam ñoom ñoo ñëw dugg ci Agropole. waaw dañu léegi nag Agropole bi bañ koy tëral aussi dañu xool Agropole bi en fait day nekk ay zones yoo xam ni usines yi fa la ñu nekk ñun dañ leen di yombalal rek seen installation ci zone yooyu léegi soo gisee Agropole bi ñetti façon yi zone la ñu am ñi nga xam ni dañoo am usines yu mag yi ñi nga xam ne dañoo am zone de transformation produits semi-finis ak ñi nga xam ne dañoo am infrastructure de stockage te dafa nekk loo xam ne dañ ko gëstu du ñu jóg rek te jóguñu tànn nangal ma rek mu neex ñu mais dañu xool si zone bu nekk est-ce que yow foofu am na fa production est-ce que ñu ngi commercialiser est-ce que am na yoon est-ce que jege nga national bi est-ce que am nga population loolu yëpp dafa critères yooyu yëpp moo intervenir ba tax ñun mu ñoo njëkkoon def suñu liggéey gëstu xool ni zone bi kat nangal ma nekk na zone boo xam ni suñu fa mënee installer usines yi foofu dina nekk loo xam ne dina dox parce que léegi ñi ciy liggéey il faut nga nekk ci filière yi ñu choisir mooy gerte pepp ak xorom. yegsi ci xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ jàndal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndiogou Diène. football ngay tàmbale. waaw tàmbale ko ak jogante gi nga xamante ni ëllëg Sénégal dana ko amal digganteem ak Maroc ca Rabat lay doon ci jogante xaritu lépp ngir waajal jogante yi nga xamante ni daal moom moo daal di nekk seen kanam gannaaw loole nag Aliou Cissé ay jouram daal dinañoo mat ba démb sax daal dinañu tàggatu tolloog daanaka benn waxtu ba am na sax yenn ci ay mbir yi nga xamante daal ma ngay tàmbalee leer ci lu jëm ci wàllum classement bi waaye lu ci mënti am rek jàppale ni équipe bi am na ay joueurs yu bees ya ca nekk ku ci mel ni Ousseynou Ba Boulaye Dia Pape Cheikh Diop ak ñeneen ñoom nag ni ñu koy defee traditionnellement boo ñëwee ci équipe bi am na ay mbir yi nga xam te ne daal dañ ko def ngir daal di ngir kon bokk nga daal di miinante ki nga xam te ne daal moo di équipe beeg joueurs yi ci yoon googule sax ki nga xam te ne daal moo di Khadim Mbaye di suñu ndaw toogal ñu foofu la ca Maroc am na li nga xam te ne daal mu ngi ko ñi si nettali ñu déglu ko ci reportage bu ambiance bi nga xam te ni jot nañu ko defal. sélection bu njëkk ci équipe nationale ala fokk rek kon bizutage am boo gisee Ousseynou Ba ni muy def danga naan Gana Gueye moom fecc xanaa mënu ci dara du défenseur central l'Olympiakos rek moo nekkan ci géew bi di fecc ndax ki nga xam ni mooy doomu Pikine Pape Cheikh Diop ndekete yoo moom mband rek lay def mel ni kon teertu na leen teerte bu neex waaye nag nañu wax li tax tëgg ñu jokk Ousseynou Ba dañu ñëw fii pour benn objectif mooy gagner ñaari match yi c'est de gagner les 2 matchs. lépp nag ci faux agré amul benn concurrence faut pas dire que y aura non yaakaaruma ni concurrence dina am parce que am na défenseurs yu fi nekk te ñoom dañoo xarañ am nañu expérience en place et c'est des joueurs d'expérience. am kontaante loolu bokk ci li nga xam ni moo di équipe nationale bi hispano-sénégalais bi tamit noonu la xalaate keneen ko gis nu ni mel tant qu'à réewment bu lay jar bokk ci niveau moom tamit on doit tous être complémentaire ku nekk day indi li nga xam ni moom la mënee bu ko defee équipe bi am doole boo xasee ba sol maillot bi moom da ngay fexe rek ba lépp jëm kanam de force et tirer l'équipe vers le haut tout simplement. Pape Abdou Cissé Abdou Diallo ñoom tamit wuyu si noonu entraîneur bi fii ci Rabat talaata ci ngoon Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye loolu nag moo di jogante gu Sénégal nar a amal ëllëg ci takkusaan gi diggante mag ñii di waa Maroc bu loolu weesoo itam danañ amal geneen jogante xaritu fukki fan ak ñett ci stade Lat Dior bu Thiès diggante Sénégal ak Mauritanie lay daal di doon ci yoon googule équipe nationale Mauritanie ñoom itam ñu ngi koy waajal bu baax a baax kii di seen entraîneur di doomu France di Corentin Martins am na ay kàddu yi nga xam te jot na ko yëkkati ñu déglu ko ci micro suñu ndaw bu ñu toogal foofu la ci Nouakchott ni Mohamed Diop. On prépare le Burundi donc ce sera notre adversaire pour les 2 matchs en moins de Burundi la ñu waajal war a tase ñoom ñaari yoon ci weeru novembre bi di ñaari match yu am solo avec des qualités un peu comparables. tax ñu kon soxla Sierra Leone ndax ñoom seen football daa niroo ko footballu Burundi beneen match bi ak Sénégal lay doon jàpp naa ne match la boo xam ne dañ koy football ak respect bu mat sëkk de notre équipe donc c'est toujours des matchs intéressants. dinañu may tam ñu mën a xam suñu équipe fu mu tollu dëgg-dëgg. la concentration et la qualité technique et la maîtrise. ay match la daal yoo xam ne dinañu may ñu gën a jàngataat suñu bopp. Bon c'est vrai que
Ça fait longtemps. xool tam taxawaay yu sori dañuy baax. On s'est pas vu parce que ça fait pratiquement une année. On s'est pas vu avec. dëgg la bi ma gëj a gis ak sori am na atum lëmm. On n'a pas fait des matchs. ndax nag kenn mënatu doon def benn match. Les joueurs se sont entraînés avec leur club. teewul ñu ngi doon entraîné ci seen i club. Sur l'état physique. ba tax ci seen wàllu taxawaay daal aw ma leen lu ma ci ragal. Je pense qu'ils vont arriver en forme. ñu dal di wax si yeneen jogante yi nga xam te ni démb ñu ko doon amal di ay jogante xaritu France moom dafa dal di daan ñii di waa Ukraine 7-1 la ko France dal di daan ka ca ràññeeku nag di Olivier Giroud moom nga xamante ni jamono gi moom mooy deuxième meilleur buteur bu histoire bu équipe nationale bu France topp ci gannaaw kii di Thierry Henry moom nag démb jot naa dugal ñaari but kii di Camavinga moom itam am tolloog fukki at ak juróom-ñaar gën a dugg tamit ci taarixu footballu France ndax moom gannaaw ba mu dugalee démb itam bokk na ci nga xam te ne daal moo gën a doon ndaw te dugal but ànd ak équipe nationale bu France choc bi démb si jongante xaritoo diggante Portugal la woon ak Espagne ndam demul ndam dikkul kenn dugalul sa morom dara Pologne daal di daan Finlande 5-1 Allemagne ak Turquie dañoo daal di match ni 3-3 Grèce moom dafa ñàkk ci diggante ak Autriche 2-1 Italie daal di daan 6-0 ñi di waa Moldavie Croatie moom dafa fekk Suisse ca dëkkam daal di ko daan kon bokk 2-1 Mexique daal di daan Pays-Bas benn bal ci dara Cap-Vert ci jongante xaritoo bu mu doon amal diggante ak Andorre moo ca daal di am ndam ñaar ci benn Zambie daan ñi di waa Malawi benn bal ci dara la ca des nag ci jogante dañ ko daal di kon bokk yeggali ni ki tey ji Gambie dana tase Congo Brazzaville ci jogante xaritoo Togo diggam ak Libye lay daal di doon Afrique du Sud dana daal di jogante ak ñii di waa Namibie ci Europe itam dana am ay jogante yu su mel nii diggante Russie ak Suède ci bu 16h15 jotee Côte d'Ivoire moom dana amal jogante xaritoo 18h45 diggam ak Belgique Angleterre ak Pays de Galles ñoom nag dañ daal di tase tey jii ci ngoon élage ci bu 19h jotee ñu daal di kon bokk yamale fii xibaar tàggat yaram yi ñàkkoon incha allah suñu yeneen jotaay xibaar daneen daal di ñëw indiwaat yeneen xibaar ñeel ba tey si wàllu tàggat yaram incha allah ci digg bëccëg gi lay doon sëñ Cheikh jaajëf pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi gannaaw fukki fan yoo xamante ne ñu ngi ko doon tàggatoo ci wàllu culture urbaine tëj nañ fukk ak juróom-ñaareeli édition festival 2H ci Rosso mu nekkoon nag édition boo xamante ne taxu ko fës loolu ndax mbas mi ñuy dund jamono yi Mamadou Diagne ngir yeneen i leeral. festival 2H ci Rosso daat nay delloo ay buntam mu nekk ndajeb caada boo xam ne ñu ngi ko amalee si lu amul benn xumb-xumb li waral loolu mooy mbas mi di coronavirus loolee tax ba ñu taxawal festival bi daal di organiser ay série de formation mu nekk tàggat yoo xam ni lépp jaar na si yoon bu ñu sukkandikoo si kii di Moustapha Tall nekk kenn si ñi nga xam ne ñoo taxawal festival bi. am nañu satisfaction bu baax d'autant plus que c'est la première fois ñu koy def am nañu ay si liste d'attente bi ay nit ñu bëri ñu doon xaar ñoo xam ne mënuñu leen jël du ñu waxoon 40 mais demoon nañu ba am lu ko ëpp ci biir 40 yooyu nag je pense que ñëpp ñu ngi doon ñëw di teew di def formation bi te li mu ci gën a kontaan loo mooy ñu gën a sori ñooy njëkk a ñëw et je me dis que ñoom ñoo gën a pare pour liggéey. gannaaw fukki fan yi tàggat kii di Pape Abdoulaye Diop mi ngi wane mbégteem moom mi nga xam ne da doon suivre tàggat bu jëm si wàllu musique assistée par ordinateur ñu naan KMAO. manqué doo ko am def wax dëgg yàlla su ma amee tey chance bokk ci si formation bi donc damay wax ni loolu lu baax la tey aussi permettre nañu aussi ñu xam dëgg culture urbaine lan la suivi aussi mu ëpp solo parce que mën nga former ay nit bàyyi leen mais suivi du directeur du yow sa bopp yow yaa persévérer wu. dontele mbas mi di coronavirus mi ngi si réew mi waaye taxul ba ñii di organisateurs yi di xam ne ni lépp liñ doon séentu si festival bi lee am nañu ka ñoom ñi sax ñi nga xam ni seen xel fenn rek la nekk mooy naka la ñu mën a def ba taxawal fukk ak juróom-ñetteelu édition bi lee. njiital maison de culture urbaine bu Matam defoon na déplacement bi foofee ci Rosso bu ñu sukkandikoo ci Mahamadou Thioub aada daal fësul loolu ci diwaanam ci gis-gisam nag li waral li ni mel moo di politique culturelle bi ñu taxawal foofee moo baaxul naka noonu ndaw yi amuñu pas-pas trop ci secteur bi ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk suñu correspondant Mamadou Diagne. Matam dafa nekk benn zone boo xamante ni culture bi tey dundu fa carrément parce que mooy li ñu wax rek nit moom lépp loo ci looy def lépp looy yëngu da nga war a jiital bëgg bi nga gëm ko après nga nekk di ci liggéey même boo fekkente ne amoon nga ay problème pour def dara di nga dem ba trouver say ay solution ñun dañoo constaté yaa ngi amal ko lépp développe bi benn centre boo xamante dina dimbali jeunes yi dina dimbali acteurs culturels yi parce que ñu mën a dundee seen art ñu gën ci am xam-xam ak yooyu ci la ñu ubbi centre bi di ci def
am nañu benn subvention bu ndaw bu ñuy état bi di jox après li ci def ñun ñoo ci def suñu moyen di former ay jeunes donc buñ ko defee defuñ ko pour ñun jeunes yi ñoo war a déjà commencer gëm lii parce que nga ñëw ñu former la gratuite fayoo defoo dara loolu sa opportunité la. niki alxames ji dañu amal cérémonie levée du comédien bi di Ismaïla Cissé cérémonie bi war nañ taal Philippe Maguilène Senghor bu Yoff niki Abdourahmane Dabo gën ko xamee ci turu Al Farouk moom daal dinañ ko dénk boromam ci diwaanu Bignona.